Sénégalais sunu gaal nan leen joxe mango Sénégalais sunu gaal nan leen joxe mango nan leen joxe mango jërë ngeen jëf la famille namm naa leen trop donte sax yaram bi xaw na sutante tuuti ndax coono bu bari la coono la defe naa coono la yaram bi xaw na sutante tuuti wante nag sant yàlla cofeel lay am lool ñëw fii waxtaan ak yéen li ñuy wax rek jël façon médicament bu ne pour mën a taxaw pour waxtaan ak yow parce que réew mi moo ko laaj dañoo toll ci waxtaan tey le 23 juin le 23 juin 2011 ci waxtu wi maa ngi fàttaliku il fait 20 heures voilà juste avant 20 heures maa ngi jëlee woon président Macky Sall maa ngi jëlee woon place Soweto ànd ak moom ñu dem 2S mu toog sama wet ñu def plateau bu neex mu jóge fa dem TFM c'était le 23 juin 2011 donc loolu nekkoon na loo xam ne ci mandarga réew mi la bokk léegi dañ koy waxtaanee tey dañ ci waxtaan xam nga nag dafay jaadu ñuy natt xam nga mooy lan mooy fexe ba ñu xool jéego yi ndax dañoo dellu ginnaaw wala dañu am tànku kanam rek lañu am lu bari xew na ci nag lu baree bari tey nag am nañu sañ-sañ ñu natt président Macky Sall ma daan wax ak lam daan wax yëpp ba mu ayee ñu jébbal ko lenge yi jébbalaat ko lenge yi mu nekk ci deuxième mandat est-ce que dañoo nekk ci recul démocratique wala dañoo avancé ndax wala fi dañuy faral di léegu ne ku mujjee pusu bi mu réer gàcce gi yow la ku yokkul yaa wàññi kon loolu dina bokk ci loo xam ne fas yéene nañ ko waxtaane ñaanal leen ma rek mam kàttan gi ba mën a dem ak tey dama bëgg dem ak yéen fu baree bari ba pare nag bëgg naa leen may tamit téléphone bi ngeen dugg ci waaye dafa am lu xewoon ñoom ci taxawaay bu mucc ayib muy dimanche la woon n'est-ce pas woo commissaire Sadio ma fas yéene xool ndax dinaa mën a jokkoog moom parce que li ngeen bëgg rek laay def jokkoog moom ci boppam allo moo commissaire waaw papa waaw mbaa yaa ngi ci jàmm maa ngi si jàmm waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax voilà yaa ngi ak la famille mooy suñu gars yi nekk ci live bi waaw tey jii ñi ngi lay déglu ñoom ñëpp waaw léegi nag dama lay laaj waaw ban lay jël si ñoom lan lañ la wax c'est interrogatoire ak tamit fan la mujjee deuxième convocation bi ay waaw maa ngi lay déglu bisimilah maa ngi lay nuyu di nuyu effectivement membre famille bi yëpp di wax ni rek ba su dimanche 6 heures ba 6 heures weesu peut-être 5 minutes je crois alors ci la gars yi présenté woo mu am benn lieutenant boo xam ne moo leen jiite nga may ma bañ a wax turam daal waaw amul souci de discrétion absolument alors ñu ne ma léegi commissaire dañ laa soxla ma ne leen ah bisimilah ma entré leen sama salle bi ñu toogee ñu ne ma chefu dig bi daal moo ñu yónnee pour ne daal ñu jox la convocation ma ne aywa alors fi ñu bind convocation ñu ne ma chef bi nee na aussi
nañu ànd ak yow ma ne ko bu dee loolu kay kon convocation yi amatul njëriñ. ñu nekk defaru après ma ànd ak ñoom quand même bi ñu eggee palais de justice muy brigade des affaires générales ñu toogloo ma foofu après na ma xaaral chef u jigéen ñi ñëw pour ngeen waxtaan daal. vraiment aussi li may aussi wax famille bi rek. mooy aussi vraiment aussi jox nañu ma sama wàccuwaay daal. absolument lépp li égard li considération te ma nekkoon seen chef vraiment jox nañu ko ba mu ma sëkk. alors bi chefu dig bi ñëwee aussi ñu toog ñu dugg si bureau bi ak chefu brigade bi si boppam ak beneen inspecteur bon chef bi ne ma daal li tax ñu oo la mooy article bi nga bindoon ma ne leen loolu bettu ma parce que quand même ça fait plus de 35 ans ma nekk commissaire de police parce que man bi may doon commissaire de police 24 ans rek laa amoon maa ngi jël retraite 60 ans xam nga yàgg na. ma ne leen ko man bi may jóge sama kër sax xamoon naa ni lii la parce que yéen a ngi ñëw ba su dimanche bu ba su liggéey amu leen mandat ensuite yéen a ngi ñëw après 18 heures donc lii rek la mën a doon bon ñu laaj ma léegi ñu boole ma benn inspecteur ma dem si bureau inspecteur bi ñu toog mu may posé ay question nag si mbir mi xam nga mënu maa dugg si détail. absolument waaye nag am na yoo xam ne xëy na mun naa ko déflorer tuuti rek. parce que laaj na ma est-ce que da nga bokk si mouvement wala est-ce que da nga am parti politique. ma ne leen bokkuma si mouvement bokkuma si parti politique te sax nee naa ko wax sax lii yoonu ñi ngi sax ci ma bokk si mouvement wala si parti politique après ci li tax ma wax loolu parce que dafa am information bu génn xam naa loolu moo tax ñu posé ma question boobu parce que après dama dégg nii dana wax autorité yi que 23 juin bi di ñëw man dama jiite benn mouvement boo xam ne on va prendre actif dans les manifestations xam naa xëy na loolu moo tax ñu posé woon question boobu donc fa daa toog daal ba 23h30 ñoom seen bopp ñoom ñoo yóbbuwaat kër ga parce que ñoom ñoo ma indi kon ñoom ñoo ma delloo. après ñu jox ma convocation pour ëllëg si à 16h30 waaye balaa may génn foofu aussi notifié nañ ma li nga xam ni moom la ñu teg tuuma si sama kaw ñu ne daal man dama saaga président de la république offense au chef de l'État ñu ne dama siiwal ay xibaar yoo xam ne dara du ci dëgg mooy diffusion de fausse nouvelle après ñu ne léegi man dama salfaañe dama uti ay pexe ak ay jëf yoo xam ne pour salfaañe kuréelu réew mi la maanaam acte et manœuvre de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la république d'ailleurs sax bi ñu ma ko joxee sama gars ñi ma toog leen man ko waaye yéen kay da ngeen ma ubbil buntu rëbës parce que bi Sénégal nekk Sénégal ba léegi amul kenn koo xam ne defal nañu tuuma yi te demuloo directement kaso rëbës après bon man ma ñibbi bi ma ñibbi nag si élection may préparé di ñëw bi may préparé aussi man dama ne woon dañ may présenté procureur de la république te xam naa ak tuuma yi ma teg rëbës rek laa mën a dem ci laa ne sama soxna préparé bi ñu préparé wu ñu jox ma benn sac de voyage ma dugal ci sama yére dugal ci sama kurus sama citande ak yooyu yëpp parce que pour man dama calculer bi rek bu ma jógee procureur rek rëbës laa jëm quoi préparé woon naa loolu bu yàgg après boo 3 heures nag bi may waaj a wàcc le chef dig bi téléphoné ma dama commissaire daal léegi convocation bi annulé leen ko quoi day ni ma ko waxee mooy ce n'est plus d'actualité ma ne ko bon mu ne waaw waaye nag xam nga nag tubaab dafa sew nag xam nga boo nee nit ki ce n'est plus d'actualité bon xam nga c'est pour le moment souvent ça peut être d'actualité voilà waaw y a une nuance quand même c'est vrai moo tax ma lay laaj man dama dégg ñuy wax ne oui la procédure est annulée ak ce n'est plus d'actualité c'est deux choses différentes waaw c'est deux choses différentes dama ne rek c'est plus d'actualité maanaam xëy na am nañu jàpp boo xam ne wala liggéey bu bëri la wala leneen la ñu tal ba nga xam ne léegi ce n'est plus d'actualité xëy na nu ñu demee nag ba seen xel daal et cetera mun nañ koy réactualiser aussi de toute façon daal man maa ngi dënk sama bopp yàlla di profiter ci occasion ba baare pour remercier vraiment sénégalais yi nga xam ne yëpp jàppale nañu ma waaw xamuñu su ma xam ne xëy na lii ñii ñëpp ñu may affaire ñu may soutenir aussi ma joxe daal surtout ñi nekk ci réseaux sociaux yi vraiment maa ngi jàppale maa ngi sant waa diaspora bi bu baax a baax ak surtout de manière particulière les membres de la famille bi nga xam ne ci laa bokk merci beaucoup maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen ne daal te fi mu toll fi man lépp loo xam ne wax naa ko daal c'est par conviction et sur la base de principe absolument donc kenn mënu maa nar kenn mënu maa impressionné kenn mënu maa tiital merci beaucoup quand même ça fait presque 36 ans ma ne comme c'est bien sûr xam naa lu bëri jaar naa suñu bëri extra donc maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp
di leen wax daal ñun ñëpp ñu dénk suñu bopp yàlla ñu fagaru vraiment ñu xeex li nga xam ne moom la ñu war a xeex fexe daal ba réew mi jaar ci ay anam yu wóor anam yu baax yoo xam ne kenn ku nekk ñu sa gis sa bopp kenn bañu loroo. jërëjëf mon commissaire merci beaucoup ci li nga xam ne jox nga nu ko comme opportunité mon commissaire wax ñu li nga xam ne nee na ci famille bi la bokk dëggal jubal moom a tax may wax ne comme famille bi la bokk dafa am benn mbir tamit moo di il faut ñu wax ci Abdou Karim Gueye ñi ngi wax rek kenn faalawuñu Abdou Karim Gueye bu nekkee ne seen xol mayu leen ngeen bàyyi ko mu ñibbi ci kër comme ni ngeen ko defalee Bougazel te mënoon ko yóbbu pavillon spécial walaay war nañ ko mën a bàyyi yóbbu ko pavillon spécial mu purgé penam loolu laa foog parce que dama jàpp ne ñëpp mankoon nañ ci Sénégal xam ne dafa feebar te du ay ngistal du tappale nekk na fi hôpital principal jóge fi dem Allemagne xawma sax ndax loolu dindi naa ko am déet parce que dafa am loo xam ne mbiru Abdou Karim Gueye Dakar Matin ñi nekk Ibrahima Tambédou mi ngi nekk ci Allemagne ñu yor benn association tant que libéré Ibrahima Tambédou bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo dalaloon Karim foofu ngir faj ko Ibrahima tey ji Karim mi ngi ci biir kaso bi yow yaa ngi alerté lan nga nu mën a wax ci wérgu yaramu Karim waaw Pape salaamaaleykum maa ngi nuyu ñu nekk ñëpp sa auditeurs yi ci nuyu waa Sénégal yëpp kaawu Karim wax dëgg yàlla man bi ma déggee ni tëj nañu ko affaire bi vraiment jaaxaloon na ma te métti woon na ma trop parce que Karim bi muy ñëw fii Allemagne man personnellement man maa ko fi andi document yëpp sama tur laa ko topp toobee di jënti lépp ba nga xamante ne yegg na fi bi muy ñëw biñ ko jëlee aéroport Karim tëdd bu normal sax mënu ko woon ci brancard lañ ko teg fexe bu yóbbu ko andi ko hôpital faj Sénégal malgré ko opéré woon nañ ko mais li ko dal sax xamuñu ko woon parce que li ko diagnostiqué lépp fii lañ ko defee man nag wax dëgg yàlla ci sama xam-xam bu gàtt bi ma déggee ne tëj nañu ko affaire bi jaaxal na ma parce que nag man médecine laa jàng donc xam naa bu baax Karim aussi li ko dal yorul feebar boo xamante ne war nañ ko jël di ko tëj ay kaso donc li nga xamante ne rek lay ñaan mooy ñi nga xamante ne jàpp nañ ko te état bi nga xamante ne ñoo ci jiitu nañ def seen kéemtalaay kàttan jéem koo teel a libéré parce que li nga xamante ne moom la amee feebar bi nga xamante ne moom la souffrir secret médical permettre ba muy dugg ci ay détails ci feebaru jàmbur mais xam naa ne antuwul di tëj nit kaso surtout nag tëj boo xamante ne wax dëgg yàlla bu amul benn extrême gravité boo xamante ne wala urgence boo xamante ne jar nañuy jël nit di ko tëj kaso donc maa ngi lancé benn alerte rek di lancé di woo le président Macky Sall bi nga xamante ne moom moo njëkki ak ministre de la justice ñu jéem a seet nuñ ko jéggalee jéem a seet nuñ ko bàyyee mu dellu këram parce que état de santé permettre ko muy tëdd ci ay kaso su fekkee tamit mënul ñàkk sax nañ ko jël yóbbu ko pavillon spécial ba penam jeex ñu bàyyi ko mais je dis encore une fois et je répète état de santé bu Karim permettre ñu koy jël di ko tëj kaso actuellement fi ñu toll nii voilà. dégg ngeen kii moo yoroon Karim Allemagne xam nga la famille lan laa bëgg ñun na nekk magum waxoon naa ko du magum xamoon naa ko tey li ñu war a waxtaanee dafa bari bëgg naa ngeen dugg tamit wax ci mbir yi loolu commissaire Sadio wax nañ beneen mbir gàddaay gis ngeen jëf ju ñaaw ji nga xam ne police def na ko fa gis ngeen ko waa gàddaay ne dañ def grève de la faim dossier gàddaay ni wax naa leen man lu may wax ñun la famille ay këyit la ñuy génne duñ parparloo dossier gàddaay ni nii bon ci dossier gàddaay bi laata ma ciy ñëw police la mu def gàddaay dafa ñaaw c'est vilain dañ ko wax te dee dëgg neexul lañ def gàddaay teguñu ko fenn rawatina jigéen ñi nga xam ne dañ leen brutaliser rawatina soxna soosu nga xam ne gis nañ policier jiital ko
di ko dugal ci kaaru police bi résisté wul laa wax ñëpp a gis image yi parce que mi ngi wane ginnaaw di dox dugg di dugg nga bamax ko doyul nga dóor ko coup de crosse ci ginnaaw soxna soo xam ne mën na laa jur wala jur na ku la mën a jur mën na laa jur wala jur na ku la mën a jur laa wax dëgg neexul lañ ko ñeme jigéen bu yorul xeer songu la résisté wul songu la résisté wul te dégguñu ci ba tey jii li nga xam ne moo ci am yëpp police sax génn ñaaw lu mbir moomu te ñi ngi gis ne àddina baa ngi tàkk jamono yi ndax ñaaw teef yi nga xam ne policiers yi ñu ngi koy def ci dëkk yu ne France États-Unis fu ne ñu ngi ko fay def ñun Sénégal dafa mel buñ ko defee ngóora la bavure policière ngóora la mais xam nga lu ko indi ñun ñoo matul citoyen xam nga tax ma ne ñun ñoo matul citoyen France ñoo koy fajee seen bopp États-Unis ñoo koy fajee seen fu nañ ko war a fajee ñiy def grève de la faim nga indi fa seen car yooyu nga xam ne répression la xam ne nga ko jëndee Turquie ca Erdogan la ko Macky Sall jëndee indi ko fii dañu waxante dëgg teguñu ko fenn ñàkk koo teg fenn nag laa leen di prouver mbiru gàddaay am na luñ ci jot a xam nañ déglu waa gàddaay leeralal ñu ba pare nag ma génnal leen këyit yi ngeen gis ñu xool ndax on est dans un état de droit wala on est dans une république bananière boo xam ne justice day décider kenn du ko exécuter mu am des intouchables am des encagoulés teguñu ko fenn ñu déglu waa gàddaay. Dakar Matin. Un matin du 18 décembre 2013 ki ñuy wax Babacar Fall nekk directeur technologie 2000 ànd ak état du Sénégal nommément la DSCOS parce que DSCOS état la ñoo ànd ñëw toj suñuy kër toj ko ci tojuñ boo xamante ni kenn yëgaluñu kenn somewuñu amuñu benn lu ñu mën a yëgal lu war a tax ñu mënoon a xam toj boobu lu dul mu bett ñu rek ñu xëy benn fajar teel tojate kër yi ba mu jeex tàkk ci biir toj boobu sax li ma ci gënoon a jaaxal mooy dafa toj ba benn instant xam naa li mu doon def mu yéex ci moom mu dem luyewaat yeneen machine ñëw dolli ci ñu songandoo toj bi keroog boobu ñu koy toj amul benn autorité bu nekk ci biir Sénégal bu fi taxaw bi loolu amee ànd ak waa DSCOS ñu dem laaj leen waa DSCOS lan moo xew waxuñ ñu dara joxuñ ñu kayit ñu laaj gendarme bi nga xamante ni moo indi woon gendarme yi nekk seen chef ñu laaj ko mu ne amul benn kayit bu ñu jox ay ordre la jot kon ci ay ordre la ñu tojee suñu kër ñu xam ni kon fii y a problème comme ci dëkk bi lañ dëkk xam nañ dëkk bi ci lañ dem ci autorité yi mais localement foo dem muy préfet di sous-préfet di procureur koo dem di commissaire koo laaj mu ne la yëgul tinul te defe naa ne nag Sénégal pays de droit la bu ñu waree toj ay kër benn kër sax bu ñu ko waree toj am na fu ñu ko war a tojee waxuma laa nag lu toll ci 253 maisons donc ci loolu ci la ñu dem dugg yéeg wàcc dem nañ ba toog jotaay boo xam ni biir palais la Mamoun Saleh mi ngi fa woon Jérémy Ndione mi ngi fa woon directeur DSCOS mi ngi fa woon bi ñu waxtaanee ne leen lan ngeen am pour mën a toj ay këri jàmbur Mamoun Saleh moo leen wax loolu ñu naan ay dañ doon agressé ay filao ak ay yu kenn xamul 253 maisons nga toj ko ñu lay laaj lu tax nga toj ko nga naan ay agressé ay filao ci la ñuy wax nag nañu dem nañ ci yoon dëkk bi am na yoon ñu dem ci yoon daj fa loo xam ni yéeféer daju ko safara daj fa loo xamante ni suñu ko waxee nit ñi duñ ñu gëm parce que dañ naan loolu mënul nekk ci lan ngeen fa daj li ñu fa daj mooy xoolal procès boo xamante ni renvoyé nañ ko 14 fois ci renvoi yoo xam ni waa ji da koy neex mu ñëw bañ koo neex du ñëw ci renvoi yoo xamante ni weñ bu tagee ci kaw waa ji sax ñu renvoyé ko 14 fois ñu koy mun 2013 ba 2017
lañu première instance jox verdict jugement baa ngi nii dégg nañ ko nag mu taxaw wax ne kenn musu ko condamné jugement bii tey mun naa la jox numéro bi 1061 2017 beneen bi mooy 0865 2015 parquet la tribunal du Sénégal mun nga ko yóbbu bi ñu amee jugement boobu ci moom ñu jugement bi daf ko tëj ñaari atu kaso 2 ans ferme plus amende bu jéggi dayoo plus contrainte par corps au maximum boole ci nag mandat d'arrêt parce que jour boobu taxaw fa bu fa taxawoon mandat de dépôt lañ ko war a defal mu dem directement mais nit foon moo tax ñu defal ko mandat d'arrêt ñu topp ci mandat d'arrêt boobu lu mat juróom-ñetti weer xoolal ko juge àtte ba joxee verdict ba génnee ko ñu topp juróom-ñetti weer pour exécution mënuñu fexe ba exécuter entre temps mu def appel te ñëpp xam nañu yoon buñ la condamné une condamnation ferme balaa ngay mën a def appel foog nga dem tëdd kaso waa ji ñu bëggoon ko àtte te du tëdd kaso ñu dajaat ci loo xam ne yéeféer dajaat ko safara ñu nekkaat ci loolu ñu renvoyé ko 8 fois parce que dañoo bëggoon àtte ko en appel te tëddul kaso benn jour la ñu xëy waa ji matin tey mu wàcc ci taxi jënd journalam moom Mbaye Fall jënd journalam jënd caféem ñëw tribunal jaar ci suuf am fu mu taxaw ñun ñu gis lépp dem toog ñu ñëw salle 3 ñëpp taxaw ñu indi ko am ko ànd ak moom ne kaso la jógee ñun ñu dem gis suñu avocat wax leen ko ne leen waa ji ñoo ànd ak moom ak ay preuve parce que wax dafay ànd ak preuve indi ay preuve yu leer woon ko avocat yi ñu xam ni lii scandale la te li ci gën a yéeme Pape Alé avocat général bi dafa génne këyit ne mandat d'extraction bi tax ñu mën a xam ni waa ji Rebeuss la jógee ñëw moom moo ko signé Pape Alé moo signé koo xam ni ci taxi la wàcc mu ne Rebeuss la jógee lu toll ni avocat général mais mu nekk lu doy waar loo xamante ni moo gën a métti sax tëgg ñu toj suñu kër yi ñu nekk ci loolu bi ñu nekk ci loolu juge bi ne comme noonu la demee il faut que ñu jàpp ko seen kanam yóbbu ko kaso mu soog a mën a taxaw juge ko appel noonu lañ obligé xam ni nag fi mu toll ni moom sës na mënatuñ ci dara noonu lañ ko jàppee te gis nga Pape Alé pour wax la ni gëmuñu woon sax ni waa ji dina dugg kaso il a fallu ñu xaar fa ba 17 heures ñu xaar ba mu dugg ci car pénitentiaire bi ñu escorté ak ay scooter ba mu dugg Rebeuss pour ñu soog a gëm ni waa ji dina dugg kaso toog fa ba timis ba xam chambre bi mu nekk et tout ci lañ soog a mën a gëm ni waa ji dugg na kaso une semaine la fa def ñu def jugement bi ci même audience bi ñu lever mandat de dépôt bi ci même audience bi ñu lever waxuma demande de liberté provisoire de mandat de dépôt bi si boppam la ñu lever Pape Alé te teguñu ko fenn amul benn motif déjà bi ñu koy def xoolal juge bi dafa suspendre audience bi ñëpp génn salle bi xoolal bi muy lever mandat de dépôt bi balaa gars yi di duggaat ci salle bi ci la profité rapidement rek lever mandat de dépôt ñun bi ñuy duggaat ci salle bi fekk juge bi joxe na loolu ba pare xoolal patamee ñu mel ni ñun duñu ay sénégalais man dama jàpp ni sax un étranger bu nekkoon fi ñu koy àtte waruñu ko àttee noonu waxuma laa nit ñi nga xam ne ay sénégalais donc ñu jógee ci loolu bi ñu jógee ci loolu ñu àtte ko en appel juge bi condamné ko 6 mois ferme ba les 2 ans la woon mu wàññi ko def ko 6 mois ferme 18 mois sursis garde même kii contrainte par corps au maximum mandat d'arrêt bi ak lépp mi ngi resté intact mais xam nga foofu kon yoon may na ko mu def pourvoi bi ñu defee pourvoi ñu demaat appel bi ma la doon wax bi ñu ko gagné mi ngi nii mooy arrêt numéro 91 du 11 3e mois 2019 arrêt baa ngi nii bi mu jógee ci loolu mu dem pourvoi bi mu demee pourvoi ñu woo ñu pourvoi ñëw pourvoi def audience bi ñu defee audience première fois bi sax dañ ko renvoyé ba ñu xawoon a am lu ñu jaaxal mais après ci lañ ko indiwaat ñëpp toog ñu def acte bi rejeté pourvoi parce que yoon bi mu waroon a jaar ak li mu waroon a respecté pour ñu mën a def pourvoi boobu defu ko ñu rejeté pourvoi bi donc juge bi dafa rejeté pourvoi bi ba pare confirmé jugement bi nga xam ne moo am appel arrêt pourvoi mi ngi nii numéro 43 du 19 décembre 2019 donc kon ñetti instance juridique yi nekk ci dëkk bi yëpp daan nañu Mbaye Fall ay weeru kaso daan nañ ko mu war a joxe ay amende ak contrainte par corps Pape Alé ba fi ñu toll nii 19 décembre 2019 ba fii nii waa ji mi ngi ci dëkk bi di dem fu ko neex te ñi ko war a jàpp tëj ko mi ngi dem ci ñoom parce que ñun ci dëkk bi lañ dëkk mi ngi dem tribunal mi ngi dem cour suprême mi ngi dem fu ko neex te ñooñu ñoo ko war a jàpp dëkk ci kaso bi loolu mooy li nga xamante ni moo am ba fi ñu toll nii. ba léegi kenn dédommagé wu leen nekkuñu leen ci processus dara Pape Alé dara kenn joxuñu 1 franc jàppuñu ko tëj ko ci kaso bi def ñu ko dara la preuve mi ngi ci dëkk bi di xoolal koo xam ne dañ la war a tëj ci kaso bi koo xam ne prisonnier nga génn ci ay télé di wax Pape Alé loolu Sénégal rek la am nga génn ci ay rajo di wax di menacer nit ñi mel ni moom extraterrestre la wala mais nag doy na waar parce que tey am na wax yu bëri yoo xamante nit bu la koy wax yow da nga naan lii ay wax kese la rek mais au fur et à mesure ngay dem di gis loolu ngay gën a désolé di gën a sa yaakaar di gën a tas ci sa réew ak sa réew ni muy doxee
parce que moom dafa yàgg a wax ni maanaam du suñu morom mi ngi mel ni ñun ñett lañ ci ñoom ci moom ndax li mu doon ki mu doon ak li ko boot te loolu ñu ngi koy gëm au jour le jour ñu ngi koy gëm chaque jour ngay gis loo xamante ni dalay leer ni très sincèrement Pape Alé parabrise jàmbur boo ko tojee te baalu la kaso nga jëm nga toj 253 maisons Pape Alé lu la ci fekk juróom-ñaari fanu kaso te juróom-ñaari fan yooyu dañ ko lijjanti pour mu mën a am suñ ko lijjanti woon doon mën a am loolu la waa gàddaay dund. yéen a ngi dégg waa gàddaay loolu la ñu gindi xam nga def na ma mën nga jëli document yi ma dem tribunal xool entre le ministère public Bouroumbay 252 autres parties civiles tous demeurant parcelles des unis Gadaye extension Dakar faisant élection domicile maître Abdou Diali Kane Assane Dioma Ndiaye maître Ibrahima Mbeng ngi nii kayit gaa ngi nii loo leen lire fii chambre correctionnelle layoon nañ ba mu jeex par ces motifs statuant publiquement contradictoire en matière correctionnelle et en dernier ressort en la forme reçoit l'appel au fond confirme la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité réformant sur la peine condamnant Babacar Fall à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois ferme confirme pour le surplus condamne Babacar Fall au départ mu ngi nii kon d'accord nañ ne condamné nañ Babacar Fall fii chambre correctionnelle une la deuxième chambre correctionnelle audience 14 septembre 2017 moo nekk nii luñ ci wax ma liral ko condamne Babacar Fall au paiement des dites sommes à titre de dommages et intérêts déboute les autres parties de leur demande de paiement comme étant mal fondée ordonne l'exécution provisoire condamne Babacar Fall aux dépens fixe la durée de la contrainte par corps au maximum nit ñëpp ñu yoral seen turam ni mooy 253 maisons yi nga xam ne moom ngay dégg seen turam ni xam nga may def lii dama bëgg rek pour wan leen fan lañ toll ci ñàkkaam état de droit d'accord ngeen ne cour suprême fa la mbiri jeexe cour suprême le 7 juin 2019 àtt na ko conclusion cour suprême yaa ngi nii rejette le pourvoi formé par Babacar Fall contre l'arrêt 91 du 11 mars 2019 de la cour d'appel de Dakar le condamne aux dépens dit que le président arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les risques de la cour d'appel de Dakar à marge ou à la suite de la décision attaquée ordonne l'exécution du président arrêt à la diligence du procureur général près la cour suprême. Ainsi fait juger prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle à son audience publique ordinaire tenue les jours, mois ainsi de suite. Nous signé li ya tiri ya ngi ñoo wax li waaw est-ce que li yépp mën nga ko wax ci réew do xamne da nga jaxlu dañoo nekk ci réew ñu ne état de droit justice dem chambre correctionnelle 1 condamné mu recourir chambre correctionnelle 2 deugal condamnation cour suprême deugal condamnation ñooñu toog di xool ba dem na ñoom nag amatuñ yaakaar seen justice amuñu yaakaar seen justice parce que nag l'importance d'une décision de justice c'est d'être exécuté dégg ngeen wàññi nee na tëjoon nañ ko sax kaso loolu lañ gëm dugg ñu ne dëkkati musul dugg kaso moom ñoom ñoo wàccoon ñoo mu jël café jël journal yéen dégg da moo ko nettali
ñu wuti kayit yëpp ñu gis ne condamné nañ te yii nag te nag kentaal laa ci yor yu dul jeex am na ñu ma ciy mere sax parce que dañuy foog lan ne da nga du sawarul seen mbir du loolu de du lépp lañ mën a yanandoo loolu nag moo may dil coono bi may dund nii coono gi tooy la donc parce que chaque jour yaa ngi nekk ci mbir yi ku nekk nag da lay indil bosom foog na bosom mooy priorité parce que loolu lépp lu koy indi lan la on a un système de gouvernance boo xam ne kenn mënu ko comprendre léegi il faut ñu poser une question qui est simple Babacar Fall mii mooy kat ba mënuñoo exécuter li nga xam ne moom mooy décision de justice bi lu tax il faut que ñu wax ko sénégalais mu dugg seen bopp c'est un intouchable waaw borom kër yi nga xam ne takkale nañ seeni dërëm seeni ñaar dërëm seeni ñetti dërëm ba tabax kër ñi def R+2 ñu ñëw toj fan lañ ko teg loolu rek laa bëggoon ñu wax ko parce que li am solo ba am solo dañu war ko waxtaane réew buñ ne état de droit la xanaa justice moo ci war a ëpp solo te justice boobu bu jëlee ay dogal war nañ ko appliquer condamné nañ ko ci ñetti instance yi nga yaakaar yëpp ñëpp muy naar bi ñooñu dem fa ne dañuy def grève de la faim police yëkkati leen fa soxna soo xam ne deful benn résistance kaay yéeg mu yéeg nga bamax ko dóor ko cross du ma yegg sax feneen bu nekkoon yow sa sœur doo nangu ku ko def bu nekkoon ndey ji la jur doo nangu ku ko def kon bu jaaduwul dañuy wax ne jaaduwul ce n'est pas normal dama ne policier boobu def ko soxna soosu buñ ko defoon moom rakkam bu jigéen wala magam bu jigéen mu xataraay buñ ko defoon yaayam di ko jur mu xataraay kon xam na ne jaaduwul de surcroît tu vois dans l'image que dan dox ndànk calmement pour dugg ci kii bi nga ba wax ko ak nga gis maire boobu fan lañ ko teg sol tenue mayu la nga def lu la neex dama ne sol tenue mayu la nga def lu la neex au contraire boo solee tenue da nga war a am un comportement exemplaire irréprochable sol naa tenue rek te nag c'est très vite boo résulté woon nag ñu ne outrage agent en fonction gën a yokk sa dossier li fi xew ci réew mi dafa bëri am na ñoo xam ne faat nañ leen fii seen bakkan ba tey jii kenn xamul fan la mujjee te danañ jaadu ci yooyu nag image yooyu nga xam ne Sénégal gi yépp ko gis dem naa sànq ba ne est-ce que image bi jarul yóbbu sax fi nga xam ne moo di l'Observateur France 24 ñu gis image bi fu fa jafe ñaaw ku ko ci mën ci gaay ngeen def ko parce que man jot bi may moom beneen mbir moo bëggoon a ñëw xam nga nag mbir buñ koy commencé di càmbar day jaadu fu mu toll ñu wax leen mbiru Bati Plus dama gis vraiment man nag des fois journalistes yi luñ leen wax am nañ ñoo ko def mbiru Bati Plus da ngay xool dossier bi yëpp Rachel sa famille ok
j'ai dit ici fii mu leer nañ ne leen ñun la femme nangul nañ Bati Plus mu porte plainte Rachel moo doon liggéey biir Bati Plus moo yoroon keesu Bati Plus kon buñ jàppee ne Rachel moomu am na lu mu jël seen kees jaadu na waa Bati Plus porte plainte da ngay gis ne mais nag da ngay xam ne c'est une communication orchestrée, planifiée, exécutée. Rachel, bu waa Bati Plus jàppee ne dañ ko war a porter plainte jaadu na c'est un employé contre son employeur bu ñu enquêté ñoom ba gis ne seen gis-gis ñoom ñu ne xaalis bi Rachel doon jël ci keesu Bati Plus njabootam la ko doon jox papam yaayam ak faram toujours loolu c'est leur cuisine interne loolu laa jàpp Bati Plus est dans son bon droit mais ñun dama leen di laaj rek ci dossier bi xam nga loolu c'est strictement privé Rachel Bati Plus c'est strictement privé mais li ma leen di laaj c'est l'autre pan du dossier lu tax journaliste yi bëgg na ci tekk kenn ci noppi yenn site internet yi duñ ci wax presse écrite bi duñ ci wax l'autre pan du dossier parce qu'il y a un autre pan du dossier le dossier ce n'est pas Rachel mais il y a un autre pan du dossier parce que bu amutoon beneen pan du dossier Christian Sambra duñ ko inculpé parce que Christian Sambra en tant que DG Bati Plus mooy ki démissionné moo porte plainte Rachel pour abus de confiance n'est-ce pas faut qu'on soit cohérent Bati Plus Christian Sambra DG bi moo porte plainte Rachel ñu jël Rachel papaay Rachel yaay Rachel faru Rachel parce que nee nañ Rachel dafa ne xaalis bu mu doon jël ñoom la koy jox ok léegi comme ñoom la koy jox ñu ne ñoom ñëpp inculpé nañ leen mais inculpé nañ tamit Christian Sambra DG Bati Plus pourquoi ce pan aspect boobu du dossier tam war ñoo soxal lool parce que aspect Rachel ak Bati Plus du ñu soxal xamul tax dañuy soxal parce que Rachel buy fay xaalis Bati Plus lay delloo xaalis bi mu sàcc ñoom mu nekkee na am na c'est avéré du dëgg Rachel buy delloo kan lay delloo du ko dugal ci keesu état Sénégal ñun sénégalais suñu yoon newu ci mais l'autre pan du dossier bi nga xam ne dafa am ay mallette yu génn ñu d'accord na ay mallette génn na ay coursier ñoo ko doon yóbbu ñu d'accord ci gendarmerie def ci enquête bu mucc ayib parce que xamul tax ma wax loolu c'est important bëggatuma ñu leen di nax di leen jox benn parti rek ñoom bu leen joxe benn parti ma ñëwaat ci beneen parti bi man jox leen parce que mbir mi ci abus de confiance la dooree waaye fan la jeexee la ñuy xool abus de confiance mu dem ba léegi ci association de malfaiteurs faux usage de faux écriture commerce ak xamalan abus de confiance blanchiment d'argent léegi may laaj Christian Sambra DG Bati Plus mi di woon Rachel porté ko plainte moom mujj nañ ko porté plainte moom mujj nañ ko inculpé placé ko sous contrôle judiciaire gendarmerie bañ leen indilee kayit gi wane na ay mallette daana génn mallette yooyu ñu ne ci kan loxoy kan la leen jaar ñu ne coursier bu tudd David Dereta Moussa Fall Babacar Diouf Salam Ba ñooñu bañ leen njëkkee yóbbu lan lañ defoon dañoo mim ne amul
Rachel indil leen décharge bi nga xam ne moom la ñu def ñoom ñëpp leneen lii yéen def ñu reconnaître ne dëgg la kay daana ñëw di jël foofu ay 35 millions 50 millions 40 millions ñu ne leen fan ngeen ko doon yóbbu ñu ngi ko doon yóbbu si Assane Achim ak Aïdar Soufan malet yooyu ñu ngi ko doon yóbbu si Assane Achim ak Aïdar Soufan gendarmerie dem defi perquisition teg loxo ci xaalis waaw aspect boobu lu tax duma gis gaay di ko tudd parce que aspect boobu la ñuy wax ne moo am évasion fiscale ak fraude fiscale loolu isa waru ñoo soxal ñun suñ xaalis la de waaye foo gisee rek ci internet photo Alex ak photo Rachel la ñuy fëgg Christian Sambla jour biñ ko inculpé lañ ko gëj a tudd journaux yi tamit boo gisee le dossier se termine par l'inculpation de attention mais il faut aussi buñ ko yemalee foofu tamit il faut ñu expliquer ñu ñun tamit ne malet yi dañ génn doon dem ci Assane Achim ak Aïdar Soufan te suñu gendarme yi dem def perquisition ci ñooñu teg fa xaalis ne déposé nañ ci caisse de dépôt de consignation 650 millions mu ñu woon coow li yërëm na du 650 millions 4 milliards la gendarme yi ne loolu 650 millions lañ déposé ak luñ fa mën a déposé soo gisee ci li nga xam ne moom la avocat yi Rachel bi dañ ne plusieurs milliards sont sortis de la caisse léegi loolu duñ ko réglé voilà loolu ñun journaliste waruñ ci wax dañoo war a wax rek ci Rachel et sa famille loolu rek lañ war a wax faut qu'on soit sénégalais yi dofatul loolu tax ñun journaliste yi lu ñuy waxal ñun la loolu yëpp lu ko waral lan la publicité Dakar Matin joxuñu ñu benn publicité sant yàlla sant yàlla lan lañu wàññi xam nga Sénégal moo ñu ñor bii xam nga yaa ngi wax ne dañ la bloqué sànq yaa ngi ma wax ne pour ma wax ci 75 hectares d'engrais avec le PDG de Sedima yaa ngi polluer wax nga ko benn yoon ñaari yoon ñetti yoon tàmm ma sax di tontu man ay wax bind nga ko bindaat bind nga ko plus de 15 fois moo tax dañuy bañ polluer la suñ kii bi parce que loolu doo tëb rek ne da ngay wax ci mbir te xamoo lan moo ci am du dëgg su may wax damay génn ay këy teg mu leer waaye rek nelaw yeewu ñëw bind na il faut que tu parles de ça du ma doxale noonu man voilà kon loolu laa bëggoon wax waaye nag le 23 juin tey la de gaay ma dem tuuti ci Macky Sall cey àddina Dakar Matin li xew muy 19 mars bi ñuy def anniversaire te li ci gën a doy waar mooy ñi gën a coow si anniversaire bi ci côté nguur gi ñoom ñëpp dañu contrôle alternance dafay nekk di mbel yépp amu si kenn koo xam ne bokkoon na si ñu xeex ba alternance am ne lu bare si alternance bi dañ ko moyal notamment li ñuy wax bonne gouvernance maanaam luubal bi ak yàq alalu réew mi si loo xam ne du farata démb j'ai pas compris ministre de l'intérieur taxaw naan dañuy génne soldats si génne armée bi da nga maam génne police ak gendarmerie si ay ñoo xam ne ay civil lañu ne dañu dem toog ñaxtu kooku dafa nekk lu jéggi day donc lu ëpp la armée balaa ñu ko génne day fekk situation am dara xewul loolu dañuy dem toog place de l'Indépendance nga na nga génne armée bi boo ko génne foo ko jëmale si peuple te ku ne xam na ne soldat fédéré yorul grenade lacrymogène yorul leneen Dakar Matin li xew muy 19 mars bi ñuy def anniversaire
te li ci gën a doy waar mooy ñi gën a coow si anniversaire bi ci côté nguur gi ñoom ñëpp dañu contrôle alternance dafay nekk di mbel yëpp amul si kenn koo xam ne bokkoon na si ñu xeex ba alternance am ne lu bare si alternance bi dañ ko moyal notamment li ñuy wax bonne gouvernance maanaam luubal bi ak yàq alalu réew mi si loo xam ne du farata démb j'ai pas compris ministre de l'intérieur taxaw naan dañuy génne soldats si génne armée bi da nga maam génne police ak gendarmerie si ay ñoo xam ne ay civil lañu ne dañu dem toog ñaxtu kooku dafa nekk lu jéggi daye donc lu ëpp la armée balaa ñu ko génne day fekk situation am dara xewul loolu dañuy dem toog place de l'Indépendance nga na nga génne armée bi boo ko génne foo ko jëmale si peuple te ku ne xam na ne soldat fédéré yorul grenade lacrymogène yorul leneen kon dama ne nguur gi nañu yem. Dakar. gis ngeen kàddu yi mi ngi ko doon wax 19 mars balaa ñuy dem élection le 24 mars boobu muy fam 19 mars mu doon wax loolu de moom tey lu raw armée génne na ko xam nga lu raw armée génne na ko kenn du jege Dakar kenn du manifestation sax wootu la amati nañ nangu lenn nag war da ko pon fit ouf war da ko pon fit parce que 23 juin bii ñuy wax Wade moo autorisé ñaari manifestation yi moom ba mu ñëwee ci ayam ba tey jii ñemewul dindi di arrêté Ousmane Ngom manifestation bu am na ñu civil kon dama leen jàppee policier parce que duñ takk lenn yoon loolu nag 23 juin boobu paradigme bu am importance la dañoo foogoon ne foofu paradigme boobu fa la ñuy jógee réew mu soppee ñoom république boo xam ne vertu ak ay valeur waaye tey dafa am lu am solo xam nga soo leen bëggee ñu déglu ko moo di li ma jaaxal sax Moustapha Cissé Lo dafa mel ni yàlla dafa gindiwaat xel. Dakar Matin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وآخر السماء ويمد جمال تلتي يالا تيدي ين بروم xam ngeen ko tay am na ñu yor alal yu dul jeex di ko jëndee ay kër yu rëy def ci fauteuil yu rëy def ci luxe bi gën a rëy te amee bokk bu ñu añee du ñu reer bu ñu reeree du ñu ndékki ñoom ñu nekk ci biir réew mi di jënd ay kër yi ay milliards di jënd ay oto ay centaine de millions yor ko ba pare bëgg jàmm am ci réew mi ak ci àdduna bi ñuy dund kat na ngeen xam ne dina metti lool ndax bu dee da ngay lekk ba suur ak sa njaboot ñi ci mbedd mi toog mënuñoo am ñaar fukki dërëm te yéen a bokk réew mi te la ngeen di dundee bayoo ko góoroo ko commerce xanaa rëy aw làmmiñ ngay def loolu nag xeeti nit yi ko gën a def ñii ay politiciens lañu ñii ay journaliste lañu ñii ay géwal lañu yoo xam ne li leen ñor seen poos rek leen ci ñor ey waay xool leen seen borom bi tabaraka wa taala ey waay xool leen ne adduna jeex na ey waay képp koo xam ne kii jéggali nga juróom fukki at xam nga ne xaajal nga sa dund kon nag na ngeen defaat nag teelu di muslu ci seytaani di julli ci seydul ujur di werd bu baax li nga xam ne ay zikrullah ndax ngeen mën a dellu ci seen borom dellu leen ci tool yi bay dem leen commerce bu sell te di ko dunde moom kat laa yaakaar ne moo ñuy jariñ tey ak ëllëg waaye kenn ku ne bëgg ab solde te doo xëy kenn ku nekk bu ñu la joxee poste nga ñett kees gi képp ko na ngeen ko moyu yéen ministre yi am ngeen ci wàll yéen directeur nationaux yi am ngeen ci wàll ñun député yi am nañ ci wàll nañu bàyyi naxante bi te kenn ku nekk dem liggéey te jaamu yàlla man daal loolu lay digal kenn ku nekk di ko digal sama bopp di tuub nag lépp loo xam ne man def naa ko te waruma ko def te it nag ñu jàpp ne ñun ñii nga xam ne yàlla suñu borom bi jiite nañu ci kanam nit ñi danañu laajaat
li nga xam ne noonu lañuy doon doxante ak nit ñi ubbi leen seen portable yi yéen ñi nga xam ne dañ leen a fal ubbi leen seen bureau yi déglu nit ñi li ngeen yor bokk leen ko ak nit ñi waaye bu dee li nga dajale lépp ba dajale ko jigéenu jàmbur wala jigéen joo xam ne ci day taxawaalu rek nga koy mën a jox ngeen ànd di xaxaloo wala nga naan sa sàngara ba mu neex la nga toog loolu na ko nit ñi moyu te bako te ngeen respecté goñ ñi respecté ñi nga xam ne dañuy jàngale ci daara yi muy jàngalekati alxuraan yi ñu delloo leen seen cër te nu ànd pour defaraat Sénégal ci li ci yàqu ci li fay diine yi nañ ci wax nañ waxal nit ñi yaraat leen delloo yaat leen ci seen borom te loolu ñu leen di wax ñoom ñu nekk ci xam ne luxe li ñuy wax luxe mooy lu rafet day lekk ab xol luxe day tax sëriñ boo xam ne day dunde riba wala muy dund ci luxe oto yu rafet kër yu rafet climatiseur yu rafet na nga xam ne sëriñ boobu ci nelaw rek lay dëkkee lu mu ñaan yàlla du ko nangu te yàlla dana ko jàppi te ëllëg yàlla dana ko sanctionné sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum wax na ko mën naa leen ko envoyé ci vidéo nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam ne mooy xaatimu nabi wa imaamul mursalin di sayyidul wujuud sayyidina Muhammad sallallahu taala wa sallam yàlla dani ko waxal sam xeet wi ni leen du man rek maa di ab yonent waxal la it ñi nga xam ne ñii ci ñoom lañ la yónni ñoo jubal jaar ci aw yoon ndax boo ko leen ko waxul yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ëllëg yàlla dana la sanctionné la wax maa ngi kaset bi ñu bëri gis nañ ko maa ngi leen di ñaan yéen bokki jullit yi ngeen xippi seeni bët te xool ñi leen di wax dëgg ngeen topp leen ñi leen di nax ak di politique ak di wax loo xam ne dara du ci dëgg ngeen ñu leen sànni leen ni yekk boo xam ne bii dafa nëb tey ci jamono ji képp kuy wax dëgg nit ñi def nañ lab noonu képp koo xam ne yaa ngi leeral nit ñi def nañ lab noonu kuy wax dëgg kay li muy wax toogal ak moom ñu ko li nga wax du dëgg ki nga xam ne day leeral li muy leeral te lépp leer aussi boo ko bëggee wetti nee ko lii leerul waaye ku waxu dëgg nga daw sàmm sa intérêt yéen ñi nga xam ne da ngeen di jottali xibaar yi di ko jàllale déedéet ci jottali xibaar yu wér lu bëree ba li ngeen di jottali wu leen ko ci dëgg da ngeen koy jottali ngir luñ leen jox ngeen di waxal nit ñoo xam ne tekkiwuñu dara luy yàqu ci réew mi ñoo koy yàq waaye dañ leen a jox xaalis ngeen def seen poos bàyyi leen loolu nanu doxal dëgg nanu ànd waxante dëgg ñi baax encouragé leen te nekk ci dëgg ñi bon lañ leen sanctionné Mame Moustapha Cissé Lo lii may wax ñëpp laa interpellé koo xam jigéen ju may fréquenté muy as ndaw mbaa joo xam ne ji seq naa moom na nga ko wax ci rajo yi laay fii na nga ko ci wax te ñu bari ci sunu kilifa yi ñi ngi ci yooyu guddeeg bëccëg nañ waxante lii dëgg lu tax loolu ñu koy def léegi nit dafa war a nekk nit dafa war a nitee bañ lu bon loo xam ne lii buñ la ca fekkee nga daw mbaa bëggoo sa doom yëg ko wala sa mag yëg ko wala sa rakk wala sa ndey ak sa baay loolu lu bon la du ma sa baax lépp loo xam ne lii bu la ci fekk nga kontaan bu ko sa ndey yëgee nga kontaan bu ko sa baay yëgee nga kontaan boo fekkee say doom yëg nañ ko nga kontaan buñ ko nett loolu lu baax la waaye réew moo xam ne ñi nga xam ne ñooy mooy yàlla di naan sàngara di taxawal di sàcc ñoom la ñu def ay star réew moo xam ne ñi xëyul gontuñ amuñu métier employé wuñu kenn ñoom la ñuy jox njariñ yi réew mooma du jëm fu baax yéen sumay kilifa bu ma ko waxee nag yu aada yi lay wax ak kilifa yi diine yi wax leen dëgg ak nit ñi doxante dëgg jot na ndax buñ ko waxul tey danañ ko wax ëllëg ndax réew mii ñu ne bu continuer di dox ci nii muy doxi réew mi ëllëg lii xew yàggatul ñun ñëpp daañ ci teg seen bët maa ngi leen di artu nag ndax li may gisu leen ko ndax du ma nelaw te
te damay wér te dafa am lu may gis te li may gis nag mi ngi ñëw maa ngi koy wax kilifa diine yépp xalif généraux yi di ko wax président de la république ni ko na arc ministre mi na xoolaat gouvernement bi ñi ci nekk di taxawaalu xam ne liggéeyaluñ ko te ñi ngi yàq réew mi te lu ñu am dañ koy def seeni poste di ko sàcc na leen génne gouvernement bi jot na nag ndax nit ñi dañoo sonn nit ñi bu ñu demee nag ba sonn il faut ñu wax li nit ñi yor ñoo ko bokk alali réew mi rek lañ yor. dégg ngeen kàddu yooyu Cissé Lo commentaire yi bari na ci moi je retiens l'essentiel sëñ Moustapha Sy wax tegaloon naa leen ko fii mooy tudde nee na nit buy wax dëgg bul xool nit ki déggul dëgg bu muy wax ngir mu jariñ la dégg ngeen maam déet la famille ma dellu si waat ci nee na nit buy wax dëgg déglul dëgg gi muy wax wante bul xool nit ki ndaxte boo xoolee nit ki te dégluwoo dëgg gi nga wax yaa ngi fanaanal tontu kon dëgg gi du la jariñ kon dëgg gi du la jariñ mais li am solo ci kàddu Moustapha Cissé Lo yi xam nga lan la kan moo gën a nekk responsable Moustapha Cissé Lo ci biir APR amul ku gën a nekk responsable amul xam biir xam biti ànd ak Macky Sall fu ne dafa ak moom lu ne dugal ko fu ne jour bi ñu taxawee fii ñoom Abdoulaye Wade ñu annoncé candidature tey ma wax leen loolu lu doy waar leader yi ne dañuy continuer cette manifestation yi place de l'indépendance Moustapha Cissé Lo mii ak Alioune Badara Cissé ñoo ne Macky Sall ñun dañuy campagne de astuce bu ñu def pour campagne xam nga lan la Moustapha Cissé Lo daf ko yóbbu ci kër sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke mu tàllal loxo ñaan génn rek defee discours na ko sëñ bi jox na ma ndigal la pour ma campagne loolu la président Macky Sall def yéen a ngi fàttaliku début bi ñum dañ ànd ak dañ jox ne dafa trahir parce que dañoo xam ne ñuy continuer les manifestations soo fàttaliko Idriss Seck fii la toogoon moom doon manifester ci Ngorom Macky Sall moo njëkk a départ dem campagne après ñu Moustapha Niasse topp ci parce que ñoom Moustapha Cissé Lo boobu ànd nañu ak moom ba dara dul dara laa wax ba mu méttee mook Mbaye Ndiaye ñu dàq leen assemblée nationale moo fekkee la parce que Mbaye Ndiaye teg naa ko émission pilu face bañ ko dàqee mu wax ba nag ba jëngal kii bi rongo ñu wat mu ne je ne reconnais plus Abdoulaye Wade kon xam nga xam lu bari dafa baax mais li mu wax mu nekk ci biir APR wax nañu lu xew ci biir mode de gouvernance bu président Macky Sall nee nañu ministre bu fi dawal auto 200 millions sàcc la dañ ko war a jàpp tëj ministre bu fi yoru kër 1 milliard da la war a jàpp tëj parce que da nga koo sàcc au comité de l'état mënul am loolu malheureusement en un temps record gis nañ fi ay milliardaires ci nguurub Macky Sall gars yi ubbi naa téléphone yi de 88 628 18 ñu wax suñu démocratie bi parce que tey dinaa leen may au moins benn 30 minutes waaye ci loolu nag ay waxi Macky Sall day baax ma la ko tegal ngeen nattal ma rek yéen ngeen nattal ma rek lam dan wax 23 juin déclaration lu bari ba mu fal est-ce que méngoo na ak ni mu yoree réew mi 2012 laa lay wax ba léegi ñu dem. Je voudrais, mes chers compatriotes, en ce moment précis, m'incliner
devant la mémoire de nos compatriotes qui sont tombés au champ d'honneur pour défendre notre constitution et notre démocratie. Nous sommes ensemble tout près d'écrire une nouvelle page de l'histoire politique du Sénégal. Dakar Matin. Nous disons à l'APR que la patrie importe plus que le parti. Avec les responsables, les militantes et militants de l'APR, ce n'est pas de partager un pouvoir. Nous devons instaurer une démocratie véritable qui ne soit pas seulement un slogan. Nous devons faire en sorte. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Papa ne. Waaw. Ñu lay ziar. Maa ngi lay delloo ziar. Ñu dafa coono. Sant yàlla bu wér. Ñu lay woowee Casamance. Casamance waaw ñu ngi nuyu waa Casamance yëpp. Macha allah na ngeen dafa coono nag. ñu ngi sant bu baax. Macha allah avant tout dañ lay ziar ah. ñu ngi lay delloo ziar bu baax. di la ñaanal suñu borom. Amin. di la ñaanal yàlla nga xam ne yoon bi nga ne yoonu jiraat nga ne. Yàlla ñu yàlla may kàttan gi. Macha allah ci yoonu yàlla nga ne te ku ne ci yoonu yàlla njëlbeen ba da nga wéet. Waaw. waxoo ci rasulillahi rek sa xel dana mën a dal ci yow. Absolument. wallahi da ngaa ne ci jaamu yàlla bi nga nekk nag nga wéete nga ñàkk ci nga jàppal suñu borom ba te nga xam ne yaa ngi ci yoon. Jërëjëf. incha allah fu ñu toll ñu ngi lay ñaanal suñu borom loolu dong lañ ci am ñu ciy wax. Jërëjëf. li ci def dañuy bàyyi Sénégalais yi kenn ku ci nekk def sa commentaire bopp en tout cas ñu ngi lay ñaanal yàlla fu ñu toll incha allah. Jërëjëf yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp. jërëjëf Papa Alé yàlla na yàlla defal la jàmm. Jërëjëf. Aïcha. Merci. Que l'équilibre des pouvoirs soit respecté au Sénégal. Nous devons faire en sorte que tous les citoyens soient égaux devant la loi. Dakar Matin. La République, c'est des institutions fortes. La République, c'est l'équilibre entre les pouvoirs. Qu'il s'agisse du pouvoir exécutif incarné par le président de la République et son gouvernement, ou du pouvoir législatif incarné par la représentation nationale à travers l'Assemblée nationale, ou encore le pouvoir judiciaire à travers les cours et tribunaux. Il faut qu'il y ait un équilibre. Mais lorsque toutes les institutions s'effondrent devant une seule qui fait et défait selon son bon vouloir, nous ne sommes plus en République, nous ne sommes plus en démocratie. Et aujourd'hui... Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. C'est grand Papa Alé. Waaw. Waaw, sa premier auditeur. Waaw, ñu ngi lay déglu. Bon, maa ngi rafetlu vraiment taxaw seetlu yi def ni. Ñu ngi ñaan rek Sénégalais yi déggee ko déggin bu gën que xam nga jamono yi toll ni moom comme li nga wax dëgg fu mu mën a jógee rek la yeneen bi wax alxaqu maqbulun walaw bi lisaanil jahil dëgg fu mu mën a jógee rek dañu koy nangu même bu jógee ci jaahil koo xam dañ ko xeeboo ni dëgg la. Absolument. fu mu mën a jógee dañ koy nangu bu dee ci pouvoir ak opposition ku mënta doon combat yi nag nit mën ci am ndam dëgg-dëgg lu koy may nit rek mooy kenn bañ a gis benn couleur buy feeñ ci combat yooyu parce que boo seetee 3 juin li nga xamante ne tey sénégalais yaa ngi ko doon jooy tey muy journée anniversaire 3 juin xam nga 68 am na njëriñ mën nañ ci fàttaliku yu bëri mais 23 juin lan la jural sénégalais yi ña ko doon xeexte anañu bu ñuy gis Abdou Aziz Diop bu muy ci turbine ba boobu ci kii di wax bay lox bay bëgg a daanu bu ñuy gis Macky soloon jegetam boobu bu ma ak kaskam boobu Mame Mbaye Niang taxawoon ci giri yi di xatraayu Abdou Mbow gaa yooyu xale yooyu yëpp tey ñu gis tey anañu ñu gisit ñoo xamante ne demoon nañu ba yaakaaroon leen ci ay société civile tey ñu bëri tey ñu ngi ci kër gi sénégalais ñu ngi jooy ci littoral beeg suuf si ñu ngi jooy ci wàllu injustice keroog maa ngi lay wax ci affaire Bougazelli ma lay wax ne moom mi nga xamante ne jox nañ ko tey liberté provisoire te Abdou Karim tëdd tey
nga xamante ne Abdou Karim lu mu doon xeex am na maanaam ñu ubbi jumaa yi ubbi nañ jumaa yi waaye moom ñu ngi ko tey tës dafa feebar ñaar ñooñu boo leen tegee ci place ana dëgg moo tax loolu da ngeen ci war a xaar seen tànk tubéy ba dëgg rek di mujj parce que dund bi ni Moustapha Cissé di wax nii dañ ko jàng ci téere yi de wa ma baadal hayat illa al mamat dund gi dee moo ci topp te day bes te ku dee ba dugg ci biir suuf di nga xam ne lépp dëgg la maa ngi jégalu pour bañ a monopoliser. jërëjëf ñi ngi rafetlu sa contribution jërëjëf. Oui, c'est le plus grand danger qui guette le Sénégal, qui mine jusqu'à l'existence de sa République. Le choix des députés, quand même, ne permet pas d'avoir un régime. Allô? Allô, salam. Alaikum salam. Comme Alain, je voulais dire. Il est dans le ziar. Je rappelle le Sénégal bu baax a baax. Jërëjëf. Thierno Ndiaye laa tudd maa ngi dëkk yëpp la. Waa Thierno da ngay wàññi li ngay dégg pour dégg bi gën a neex. ay waay ñii di woote nañ xam ne fii man du ma fi jël téléphone. Allô? Allô, Abale. Oui. Ça va bien, maa ngi lay wooye fii Dakar. Dakar waaw. Di la féliciter encore une fois. Jërëjëf. Voilà, maanaam da nga posé léegi benn question bu am solo mooy ndax président bi la mu doon défendre 23 juin est-ce que mi ngi ci ba léegi wala déet. Man de li ma jàpp mooy il a déçu. Il a déçu. Ouais, parce que xam nga fi nga koy nattee. waaw. mooy da ngay xool opinion maanaam nit ñi perception bi ñu amoon ci seen justice. waaw. Le 23 juin 2011. waaw. Perception boobu est-ce que cette perception a évolué positivement léegi est-ce que du nit ñi perception bi ñu am ci seen justice léegi tey la gën a yàqu ko perception bi ñu amoon en 2011. loolu de mi ngi ci tamit. waaw ndax xam nga bu ñu demee ba justice kenn wóolootu ko dëkk boobu personne n'est en sécurité. C'est le pilier de la société. Justice moo yor réew du ñoom ñi nga xam ne ñooy doxal du population bi nga xam ne nii tamit ñoom la ñuy diriger kenn nekkul en sécurité kenn. Voilà donc confiance nit ñi am ko ci justice dafa baax dafa nekk ñi nga xam ne daf bànqaas yi nga xam ne ni dafa am solo pour réew mën a taxaw. Absolument. waaye bu fekkee ne c'est une justice à double vitesse te nit ñi perception bi ñu am mooy ku bokk ci nguur gi dafa lu la neex am nga ay lijjanti ay connexion yoo xam ne nii da nga ci mën a génn bokkoo ci nguur gi wala tu es un citoyen lambda comme man boo ko defee mën nga dee ci kaso bi justice en tout cas day dal sa kaw rigoureusement. loolu nag mooy li gën a dangereux ci réew te loolu ça peut mener à la révolte. Absolument. moom laay wax ma ne vendetta lay indi wala volonté de révolte rek parce que fi nga yaakaaratul ñu régler sa problème moom c'est grave. Effectivement te dafa nekk ay signaux yoo xam ne population bi daf koy capter di ko accumuler loolu lu dangereux la ci ngay jàpp ne population daf na tekk rek ñu yëngatu la population est en train de capter les signaux. di accumuler mais un jour viendra. dafa dana am benn acte bu ñuy posé boo xam ne ça va faire tout ça lépp explosé na loolu moom yàlla ñu ci yàlla musal moo tax dañuy ñaan daal man li may ñaan daal mooy yàlla ñu yàlla dimbali ñi ñoo xam ne nii danañ am ak dal ak mat boo xam ne nii danañ jël lépp ñu jaaral ci yoon ndax yàlla dëgg la bëgg mais dina ñëw de dëgg amee rek lépp dox dina mës a ñëw waaw bu dëgg amee rek lépp dox waaye tant que dëgg amul bu dañuy nax suñu bopp waaye dara du dox ndax suma borom sax daf ñuy mere en fin de compte waaw dëgg la waaw maa ngi jégalu na bu baax. jërëjëf. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw Papa naa def. ça va ñu ngi sant yàlla. man la Kandji Socé ça va bien. Kandji Socé ça va. xam naa damay dem directement au but rek. waa Aïcha. waaw xam nga liñ moom comme ni ñu koy faral di waxee rek bu juste ndërmeelu. ñëpp ndërmeelu journaliste bi dañ koy convoqué. lépp dañuy convoqué lépp intermédiaire ba ci littoral lii ngay gis parti plus journaliste yi kon kenn du ci rëcc loolu moo tax ñeneen justice moom mooy ndey lépp man moom daal recul démocratique bi ma gisee mooy que ne si moo intermédiaire bu intermédiaire nag yeneen banqaas yëpp benn dox waaw loolu daal amoon damay wax pour gàttal pour gars yi yeneen gars yi dugg jël merci beaucoup sa kaddu rafet na gàtt na te li nga wax tamit vérité la kenn mënu koo dindi jërëjëf voilà
allo salaamaaleykum maaleykum salaam waaw maa la woo léegi man maa waaw yaa woote woon léegi mu dagg waaw maa ngi jégalu ci non rajo bu ma yokkoon mu ça arrive waaw mu la bëggoon participer rek mooy ma dugg fenn bu xaw a sensible rek ci wàllu kilifa waaw parce que man moom wax dëgg yàlla am na kër diine bu ma tëm nga ne am nga am na këru diine boo xam te ne man fa laa bokk waaw li ma ciy wax daal mooy dañoo seetaan këru diine yi dañoo seetaan Sénégal Sall muy def lu ko neex waa moom la Cissé loo wax de moom ñëpp la bu ci boole ne ñëpp war nañu war jëkkati seen kàddu may wax sama jabar léegi waaw dama ne Cissé Lo bi dama nuru ku may tàgg yàlla def nag mu gudd fan waaye li ma jàpp man dafa mel ni kuy tàggatoo yàlla bu mu doon loolu waaye waaw yàlla bu mu doon noonu waaw man loolu laay wax daal mais kàddoom yi dëggu na te it nekk na loo xamante ni loolu nit mën a jëriñoo la waaye nag Macky Sall war naa xalaat boppam waaw loolu bu dee kii doon ànd ak moom ëllëg daaw ren mu wax lii Macky Sall am na jaaj yi li jaaj la loolu laay wax léegi la famille ma ne leen déglu leen li Cissé Lo di wax bu leen xool nit ki ndax sëñ Moustapha Sy nee na nit bu lay wax dëgg déglul dëgg ga bu ko xool looloo am solo parce que boo koy xool yaa ngi koy fanaanalal tontu te du am njariñ déglul dëgg ga boo xool dëgg ga fu mu lay jariñee loolu am solo doguma la Alaaji Abdou doon faral di wax naan boo rombee mandikat muy mandi waaw di wax loo xamante ni bi jariñee sax waaw bul xool verre bu muy naan waaye xoolal njariñ li mu lay wax moom la Cissé Lo moom laa jàng ci Cissé Lo te benn affaire ma wax ko te may lii mooy ñun jeune am nañ sas wu rëy te li gën a rëy ci sas bi mooy am na benn xale boo xam ne du ma tudd turam am na xale boo xamante ni mu ngi suñu kanam am nañ ci moom yaakaar su ma waxoon su ma jarul may wax tudd am nañ xam nañ ci may wax waaye am nañ ci moom yaakaar nañu fexee dimbali kooku noonu mu yéeg ñu am ñu xool ba xam ñu encadré ko xool ba xam lan lay def fi kay ku fi faluwaat moom dana la xanaa kenn dootuñu nax moom pour fal dina la wex xat ku fi faluwaat moom dina la wex xat fi ku fi bëgg a faluwaat dina la wex xat di nga wax lu leer beneen affaire bi Pape Alé Niang li may wax mooy maa ngi guddal waaye li ma lay wax mooy di nga kii bi nga jël combat bi nga jël nii waaw bul ci bàyyi sa loxo inshallah yàlla ñu yàlla kàttanal rek dëgëral amiin donte nag may ñu kàttan gi am na ñuy wax ak di kii naan non kii mais loolu yëpp bu mu la ñëw xam nga nag kaay ma wax la leen man gaana gu waru sulaa dootuma feebar wax du ma yëngu yàlla na yàlla kàttanal amiin jërëjëf maa lay déglu depuis 4 ans maa lay déglu dëgg la yàlla na yàlla kàttanal jërëjëf allo salaamaaleykum Papa Alé waaleykum salaam waaw ñoo ngi lay sant di la gërëm amin lay fay sant mi dimi gërëm yow tamit yàlla guddal sa fan amin mais waxi Cissé Lo ji laay bëgg a dëggal Cissé Lo li mu wax waaw yàlla na ko yàlla may téeméeri at ak lu topp waaw dëgg gëne boobu ñaar ñu mel ni yow su nekkee ci Sénégal yàlla dina leen jàppale à tout moment parce que dëgg rek moo taxaw foofu je vous remercie jërëjëf yàlla fay allô oui ça va ça va bien grand waaw ñu ngi sant yàlla yow nag waaw tout d'abord nous souhaitons un bon rétablissement quoi que vendredi mu soir bi bëgg ñëw inchallah moom je suis obligé de prendre même des médicaments pour mën a fonctionnel grand vendredi yàlla bu la mouchoir bi topp inchallah non ba ma commencé soj bi dama dem si médecin bi la ko xoolal est-ce que doo ma xoolal rek mbaadu affaire boobu mu ne ma xool ma dama yow 36 jeune dara jël bu la ma yow da nga tooy yow da nga tooy wax da nga sonn nag bab mais yàlla baax na ci littoral bi et tout ça waaw parce que puis je t'ai retourné un peu xam nga sous le soleil là gis nañu reportage yi waaw tout à fait vraiment c'est important c'est intéressant waaw loolu moo ci am solo quoi mais tey thème bi d'abord man dañuy wax sur on fait le point sur le recul démocratique au Sénégal
waaw mais loolu laa lay wax Pape mais est-ce que recul la ñu war a wax. lu ñu war a wax. parce que moom moo waxoon ne la démocratie c'est l'équilibre entre les pouvoirs. loolu mu wax fii de. waaw dégg nañ ko mais léegi ku ko dégg xam na ne c'est au pluriel. léegi ana pouvoir yooyu Pape. ana yeneen pouvoir yi tey. ah c'est vrai que benn pouvoir rek moo fi nekk pratiquement. tout se décide au niveau mais Macky Sall nag am na une capacité extraordinaire boo xam ne sax mooy de fragiliser tous les pouvoirs même le pouvoir judiciaire. Oh c'est dommage il est parti même de fragiliser le pouvoir judiciaire xam nga temps yàgg ya bu xuloo politique dana am ni magistrat lañ doon jël mais bii pas sax ba dialogue national mais opposition bi dañ ne bëgguñu magistrat mais c'est grave hein il a réussi vraiment à d'équilibre puisque les députés sont élus sur 2 modes de scrutin un scrutin xaaral ma pause pour m'expliquer leen fii da leen expliquer dama ko laajoon ma ne ko mais yow régime parlementaire ak bi gars yi di wax yow loolu nga ci xalaat mu ne ma loolu amul solo li am solo mooy mode li nga xam ne moo di mode de scrutin bi def na fi ñaari élection législative musul laal mode de scrutin bi def na fi référendum musul laal mode de scrutin bi kon ba mu koy wax est-ce que gëmoon na ko ñu déglu dañ wax ci mbir 10 majoritaires déglu à un tour c'est 90 députés qui sont élus c'est le raw gàddu bon vous avez une voix de plus vous prenez tous les députés de Dakar par exemple ils sont 7 vous avez 30 vous prenez les 7 c'est pas très démocratique ensuite vous avez 60 sur la liste proportionnelle mais le choix de ces 60 incombe au chef de parti en général. Donc le député qui est là, il n'est pas choisi par une circonscription, il n'est pas choisi par des électeurs, mais il doit son élection au choix de son parti et simplement par le nombre. Dans de telles conditions, on ne peut pas dire que l'Assemblée nationale va être le centre d'impulsion de la politique. Dakar Matin. Que si je suis élu président de la République, il y aura une transparence, même au niveau des comptes de la présidence de la République, parce que je permettrai à la Cour des comptes d'avoir accès aux comptes de la présidence de la République et de l'Assemblée nationale, parce que la Cour des comptes doit aider toutes ces institutions. Dakar Matin. Je compte restituer aux organes de vérification et de contrôle de l'État la plénitude de leurs attributions. Dans le même sens, l'assainissement de l'environnement des affaires et la lutte contre la corruption et la concussion me tiennent particulièrement à cœur. À tous ceux qui assument une part de responsabilité dans la gestion des deniers publics, je tiens à préciser que je ne protégerai. Allô? Je dis bien. Allô? Oui. Allô? Allô, oui. maa ngi lay dégg de sëñ bi noo def. Papa la ñu ngi ziar. ñu ngi delloo ziar. kontaan nañ trop si li ngay liggéey. jërëjëf merci beaucoup. di rafetlu mooy jéegul nag si taw bi. jërëjëf. mais papa li ñun dañuy ay ndaw ñu nekk Sénégal di liggéey. waaw. di liggéey yàlla suturaal ñu gëm yàlla lépp lu ñuy def ñuy xool ñuy defee te yàlla tax. mais papa le 1000 opportunités dañ koy am pour mën a génn Sénégal dem liggéey. boo mënoon yëkkati kàddu gi tuuti nag parce que dafa mel ni la dégg faiblement. wala ñun dañuy am chaque jour allo pour génn Sénégal mën a liggéey. waaw. mais dañoo am suñu ngor doon suñu réew ne dañuy toog ci réew mi liggéey. waaw. mais papa le liggéey dëkk bi demee na noo xamante ne yàlla moo ma tiim des fois dañuy découragé tellement que ay ndaw lañ de ñu 30 mi ngi door a dugg mais dañuy découragé boo xamante ne li ñuy gis ci réew mi nu muy yombee li ñuy yoon ñuy jaar pour am xaalis nu muy yombee daf ñuy jaaxal boo xamante ne ñu àndaloon suñu ngor ñun ñii di jeunes yoo xamante ne dañuy jéem a gëm suñu bopp jéem a gëm yàlla di xool si yàlla si lépp la ñuy def dañuy découragé ci réew fii dama fu ma nekkoon di fa jàngi papa maam ko ma fa xam juste un exemple typique am lu mu bokkal famille président mais papa le waa jooju jox nañ ko poste boo xamante ne man bi mu taxawee maam moom mooy expliquer yàlla moo ma tiim waa ji xamul dara si lu mu ko jox mais papa le kooku bi ma ko gisee keroog ma gis ko léegi ni mu mel ak li mu yor
non papa le jooy laa bëggoon def du soxor li may wax loolu mooy susciter un sentiment de révolte exact et créer sentiment de révolte nga damay toog di waxtaan ak ñoo xamante ni mooy liggéeyal damay collègue ñu may xam ñoo xamante ni fépp lañ nekk ci àdduna bi papa le bu may laaj Sénégal du xam lu may wax ay jooy moo may def ci boppam génn sa vidéo yi bu ma koy yàlla ma ci bu ma leen seetaan papa su ma leen dégg di wax sama xol day tooy damay bëgg jooy parce que lu tax parce que man je me sens responsable amul si lan dama gis dama voté Macky Sall pour la première fois may voté sama dund parce que mosuma gëm politicien yi papa ñu nekkoon situation boo xamante ni réew mi képp ku nekkoon jamono jooju sa xel dalu mais foofu su ma soo ma mayee rek ma préciser xam nga président Macky Sall mi ñu doon wax lii nga koy dégg kaddu yi munoo ko woon juger lu dul si ay kaddu exact xam nga gars yu bëri dañuy wax ma ne leen munoo ko woon juger lu dul ci ay kaddu comme juger sénégalais juger dañ ko ci kaddu am yaakaar fal ko waaye dans la pratique ñu gis safaan wa loolu rek moo fi nekk li ci nekk xam nga surtout dama ko dañ ciy waxtaan ñu naan politique mooy bu ñu naan diw sangam diw man leen comme que Macky Sall moo ñu def fii nañ jox sax suñu bopp yàlla nañu yàlla sax yàlla doon ñu sutura parce que il a déçu man si boppam man il m'a déçu parce que dëkk bi ni ñu gisee muy doxee Pape ni ñu gisee muy doxee képp ku ne woon Ablaye Wade le 23 juin li amoon képp ku ne woon sénégalais yi dinañ jug def loolu Ablaye Wade doo ko gëm dafa damay waxtaan ak nit ñi nga non sénégalais duñ jug sénégal duñ jug man gëm naa sénégalais duñ gaaw jug de mais comme ne jamono ji nit ñi sës nañ sës boo xamante ni moo ko la meral dencal toog kooku bés buy jug dalay bett te ñaanuñu ko yàlla sénégal am fu mu egg loolu ñëpp ko déglu Moustapha Cissé Lo li mu wax nii lii ñoo c'est important de bu ñu juger personne bi man de kat mooy jeex man nen déglu lu muy wax képp kuy wax déglu li muy wax parce que boo gisoon matikat nga gis ko si nga romb ko si mbedd mun la jiw moytul fële bu boobaa di nga gëm xamu doo gëm de waaye yoon boobu balaa nga xalaat ñaar yoon moo tax nañu dellu si xel papale te Sénégal toll na foo xamante ni man de li may ñaan chaque jour mooy nañu yàlla suturaal mais ñi ñuy gis ñu nag ñi suñu modèle politiciens yi ñuy doxalee dëkk bi chaque jour man leen gis nga ñii ngeen di gis ngay am 20 000 francs par mois yàlla mi ma ci moom a gën a papale maam ñii la ñu am parce que ñi képp ku si dugg boo xëyee jàkkaarloog sa seetu nga xool sa bopp nga papale doo xool sa bopp picc kii soog boo di nit parce que nit ñi dund nit ko dundee dëkk bi ni mu mel nit ñi amuñu ndox nit ñi dund ko métti ñun ñii di ndaw papale lépp lu ñu fayoo ko papale nit ñi lañ ko seet lépp lu ñu fayoo ko suñu mbokk yi lañ koy jox ñun ñoo gën a sonn ñëpp yàlla ñu ñuy sutural kan moo ñu ko teg loolu kan moo ñu ko teg c'est pour ça léegi ñun nag xale yu ndaw yi fi nekk ne am suñu liñ am mën nañu mën da ngay gis suñu morom bi papal dañuy mujjee dem dañuy mujjee gëdd réew mi mais dafa métti maa ngi déglu nag ci temps bi non y a pas de souci xool nga waxee rek jërëjëf personne j'engage fermement en même sens l'assainissement de l'environnement des affaires et la lutte contre la corruption et la concussion. Allô? Allô? Oui? Et bah, bien, je parlais tout à l'heure qu'il y a une démocratie au Sénégal. Wow. Man dafa am benn conclusion mo ci bëgg def rek moom xam nga il paraît gis not na ñetti pouvoir yëpp. Waaw. Mais tey këram nekk ñam mënu fa génn. Loolu ban sens la am. Yow tey pouvoir yëpp mi ngi sa loxo te sa kër ñemewu fa génn ndax benn virus. Corona dafa garaaw. Moom na delloo si xelam quoi na delloo si xelam xam nga ñun lan lañ koy ñaan. Moom li mu jàpp yëpp na ko bàyyi pour li ko dese ci pouvoir rek ci nguuram sax sénégalais yi am benn tranquillité bi quoi. Mu gérer tranquillement après mu dem facilement. waaw loolu la de waaye est-ce que du lamb troisième ngeen foofu. Scandale ci kaw scandale mais il est temps que nag mu arrêté tuuti. mais nit ñi tamit la bi feebar loolu. xam nga mbokk mi ngi la doon kii am na ko dugg léegi loo xam ne dëkk bi féppay métti mais na gérer li ko defee na ko gérer teg ko dans les principes comme ni mu ko xamee moom moo ko gën a xam moo ko doon wax la république c'est l'équilibre entre les pouvoirs ni mu koy waxee nag ay seen kàddu yi ay rideau la mais nu ko dëggal cette fois rideau may nga la gars yi loolu la ñu wax de non mais nu ko dëggal
li ko defee mu xool ba pare tamit nit ñi muy jàpp di tëj nit ñi feebar ci kaso yi et tout ça il est temps que mu arrêté revenir à la raison xam ne tôt ou tard day dem parce que ku gis xam ne Senghor dem na Abdou Diouf dem na Macky dem na xam nga ne yow tu ne seras pas éternel. Absolument. waaw na gérer réew mi li ko defee mu gérer ko tranquillement dem may keneen mu ñëw toog. jërëjëf. merci beaucoup allo. allo. oui. salaamaaleykum. ñu ngi lay déglu. Pape maa ngi lay remercier d'abord si liggéey bu ngay def. jërëjëf. dama déglu nag de ci la famille xam nga dama xaw a tey moom dama xaw a jagadi. Ouais, effectivement, ça se voit, ta voix, elle a complètement changé. Mais on se connaît. Tout à fait. Donc, c'est juste pour témoigner, hein, franchement, de Kibi, c'est très, très, très difficile. Sénégal dafa metti te ndaw yi instant yi il traverse des moments difficiles. Leadership moo koy doxal. Patriotisme et un management participatif mooy doxal dëkk. Absolument. Ñu jiitu nañ yërëm xale yi parce que nous en tant que jeunes on symbolise l'avenir de ce pays. Donc ñun jiitu ñooy suñu modèle. Donc nañ indi yërmande des relations de fraternité entre nous parce que tôt ou tard ñoom dañuy dem ñun ñoo fi topp donc ñoom nañ jéem a xalaat ban Sénégal lañ bëgg bâtir pour suba. Ça c'est important. C'est très important ban Sénégal yow nga bëgg a def ëllëg boo nee ba am 80 ans lan ngay wax. Mais moi, je suis fier que man ba ma tollee fii bâtir naa ba am génération relève boo xam ne tey macha allah ñu ngi doxal sama vision c'est important. C'est important. mais da nga war a liggéey ngir doon une source d'inspiration dund bi dafa gaaw du jour au lendemain mën nañ dee lépp solo mooy inspirer les gens donc ay modèles des oh c'est très pertinent ce qu'il dit des leaders boo xam ne xale bu màgg da nga wax ne yii man damaa bëggoon mel ni Macky Sall président de la République. Non, pas président de la République, mais je veux me Macky Sall. C'est important. Me tiennent particulièrement à cœur. À tous ceux qui assument une part de responsabilité dans la gestion des deniers publics, je tiens à préciser que je ne protégerai personne. Je dis bien personne. Fermement le gouvernement à ne point déroger à cette règle. Dakar Matin. nguur gi ministère yi newoon naa leen duma passé ñaar fukk ak juróom. dégg ngeen wax mu ne du passé ñaar fukk ak juróom. ñaar fukk ak juróom. ñaar fukk ak juróom la wax de tey dégg na moom isa moom xam na sax nombre de ministres. allo. allo. allo Pape. allo. allo waa Pape. waaw. ñu ngi lay ziar. ngay delloo ziar. naka yitte yi. sant yàlla. ma jàmm bu bëri Pape. waaw. yal na la yàlla sàmm Pape. amiin amiin yàlla nangu. sacrifice yi ngay def yëpp gis nañ ko. amiin amiin yàlla nangu. ñun dañoo am déception ci journalisme Sénégal. dem nañ ba toll foo xamante ni ñemetuñ xool information Pape. benn nit laay xool information chaque week-end mooy sa chronique yi ngay def ak des fois mu seetaan sa live bi bu ma ko jot maye. que dëgg du lu ñu lam-lame. def naa benn chronique sax te gars yi après mën ngeen ko dem xool yi xam nga yéen a ma sasoon fii ne ma pour ma def benn may def chronique ci scandale yi def naa benn ci diggante xam nga dañ koy fàtte mais ci weeru juin bi ci période bii te coowul BBC amoon. waaw day naa Jones. période bii la woon. naa la wax benn affaire Pape bi nga sa chronique. waaw su may tëdd. waaw daa koy déglu dama koy déglu des fois ba nelaw. mooy liggéey taal ko sama oto nekk léegi. jërëjëf. kontaan nañ trop mais Pape dafa am affaire bu ndaw des fois bu ñuy wax ci Sénégal. nit ñi di bañ a wax. gis nga benn jour Pape dama doon wax ak sama tante boo xam te ne Pape politicien Macky Sall la politique musuma ànd ak moom parce que dëgg moom benn la. ci si waxam damay xam ni ñii bu dee ñii ñoo ñu biir si nooy ñun amuñu sens gis nga benn jour bu ñuy waxtaan mu naan ma yow looy kaas xam na laa ko Pape. ma ne ko est-ce que xam nga ñaata laay fay impôt chaque mois. isa xam na ko. non non xamu ko Pape xamu ko ma ne ko est-ce que xam nga ñaata laay fay impôt chaque mois mun ma non ma ne ko yàlla bi ñu tiim xam nañu li may fay impôt chaque mois ndaw laa de dama teel a liggéey yàlla suturaam mais li may fay impôt chaque mois ah
man ko dul la ko fay sa salaire brut 30% sama salaire dañ ma koy dagg depuis des années Pape xaalis boobu fan la jëm c'est grave hein ah Pape xaalis boobu moom normalement dafa war a dugg ci caisse état bi Pape xaalis yi dugg ci caisse état bi ci dëkk bi lan lañ ci gis Pape ah xanaa ñu ngi ciy fay ay honoraria Pape problème ndox bi problème courant yi ndox et puis j'entends le ministre dire non man xam nga man des fois dama ne ñi arrogance bu ñu yor nag il faut ñu wax ak ñoom nga baal ma wax gis nga des fois si j'élève le ton gars yi c'est à la mesure de la provocation comment on peut nous dire ah bu facture yi tàngee parce que yéen pasaree ndox mais loolu yëpp ay waxu kaso la Pape nañu waxante dëgg te yàlla tax Pape nañu waxante dëgg te yàlla tax dëgg bi yooyu yëpp ay waxu kaso la Sénégal gis nañ ni mu toll gis nañ dëkk yu bëri yoo xamante ne ay naw la leen gis nañ ni ñuy avancé Pape ñun dañuy génn gis nañ ni xew si àdduna bi heure boo génne Pape bés boo ne cëpp heure boo génne benn fan Pape da ngay nam Sénégal mais yàlla moo ma ci Pape boo ne cëpp sa tànk aéroport Pape nga génn rek commencé dugg si dëkk bi Pape da ngay def ci dëkk bi parce que da ngay am lu la métti parce que Sénégal lañ am quoi qu'on puisse dire Sénégal lañ am mais da ngay am lu la métti Pape man li may gën di métti chaque jour dama ne politique du ma ci mos a wax mais xam nga lan moo may métti chaque jour Pape scandale yi ñuy def nga koy gis chaque jour te du mujj fenn mais da ngay naan alalu kan la non te et puis da ngay wax ne te du mujj fenn loolu moo ma jaaxal Pape sama alal la man maay cotiser Pape image bi joxal su ma jox exemple ku ñuy dagg te 500,000 par mois Pape ñu la koy dagg chaque mois année bi ñaata la Pape nga koy dugg si kees réew mi pour lan pour ñiy liggéey mais mel nga jël sa nit di ko fay pour mu liggéeyal la Pape mais kooku bu la liggéeyalul mais daf la war a rendre compte te dëkk bi loolu moo fi amul mais ban dëkk la nit ñemee loolu amul benn dëkk bu sëyee bu ñemee loolu mais fii rek lañ ko ñemee lu leen neex la ñuy def alal joo xamante ne nit ñi ñooy xëy Pape di tàng-tàngee di ñàkk ñu leen koy dagg ñuy cotiser fier si mais amoo sécurité ngeen ci sa kër Pape imagine nga dagg la plus de 500,000 Pape ngeen ci sa kër amoo ndox ngeen ci sa koñ amul sécurité ngeen ci sa koñ amul lamp ngeen jaay si ko bi amul lamp Pape loolu lañ ko doon wax te Pape naa la jox benn anecdote maa ngi jégul Pape jël naa sama frère Pape ma dem aéroport Pape ma jaar si péage bi nga Pape bi ma ñëwee ba si côté péage bi ay 2 heures du matin am benn pneu bu ma jël pneu bi yàq sama oto Pape sama oto immobilisé wu péage bu Sénat dañoo ragal Sénat nag bi ma demee ba Eiffage ci guddi gi noonu ba ñëw expliqué leen affaire bi 15,000 ngay fay noonu Pape jour boobu sama bakkan laa seen Pape ma ñëw expliqué leen situation bi xamul lu ñu wax Pape gis nañ ko mais mënuñu ko woon jël man leen mais yéen est-ce que xam ngeen aller retour fii ak aéroport man ñaata laa fay wala man li may fay sama xaalis dama ko liggéeyal dama ko ñàkk Pape jour boobu toute ma histoire foofu après ñu ne waaw après nañ ko lijjën après nañ ko lijjën Pape ba tey ba suba ba ma femme bi woowee di ma expliqué ne waa nan la envoyé mail ma envoyé leen mail envoyé photo bi ñu envoyé mail xam lu ñu ma wax genre dañuy dégager seen responsabilité waaw léegi tontu ñu pour nga confirmer Pape sama xol jeex na jour boobu jeex boo xamante ne mu ne ñun dëkk bi on est dans quel pays te malheureusement li gën a grave dëkk bi Pape xam mooy la justice Pape dëkk bu amul justice Pape moo àll bu ay mala nekk ñoo yem te malheureusement Sénégal loolu la ñuy dund Sénégal daal moom jaaxal na xam fu mu leen téye mais foor na de te ñi mu wut ko seen dëkk ñun xam nañ ko c'est clair nekk seen dëkk xam nañ ko ñi mu wuñ ko xalaat d'ailleurs tubaab yi nekk fii boo leen miinee tubaab yi les chefs d'entreprise dañuy wax ne Sénégal nous crée beaucoup de problèmes mais problème bi mooy Pape fi ñu wax dëgg ñi moom nañ dem Rwanda def ko Pape nañ dem Ghana ñu def ko Rwanda Kagame du Macky ah non quand même mais c'est quoi le problème Pape c'est quoi le problème non mais franchement comme li ñu wax rek man li ñu wax rek Sénégalais yi yàggatul fii moom ku yaakaar ne nguur du jeex billahi yaa ngi nax sa bopp gis nañ fi ay franc gis nañ fi ay franc gis nañ fu nekk Pape c'est clair ku nekk gis nañ ko fi ku yaakaar ne nguur du jeex te gis nga alalu baadoo la képp ku koy dundee gis nga Pape boo teewee te gisoo balaa ngaa tee boo ko gisul ngeen maa ngi jégul si kàddu bi non ma xam ni merci beaucoup jërëjëf
sant la gërëm bon les gars xam naa peut-être que on va terminer avec Macky Sall. politicien la bu doon suma sago ku ma jege ma def la ministre ndax ku ne dana bëgg am cërëm ginnaaw bu waaye dama ne toujours réew mi la ñuy jiital balaa ñoo xool suñuy parti wala di xool suñuy intérêt bopp réew mi moo ëpp solo balaa ñuy wax waxu parti kon réew mi lay jiital même bu fekkee ne sax sama biir ñoo xam ne kontaan nañu mën nañ ma damay xeef waaye du yàgg maa ne loolu ay kii la rek ndax xam nañu ne ñëpp mënuñu xëy rek nekk ministre kon dañu xool li jaadu li am solo li mën a nekk ñu def ma ne kon ñaar fukki ministère ak juróom fii laa koy yemale nee na ñaar fukki ministère ak juróom war na doy pour doxal gouvernement du Sénégal. Dakar Matin. On peut pas continuer à faire la transhumance telle qu'elle se pratique aujourd'hui parce qu'il faut mettre de l'éthique dans tout ça. Il faut que les gens reviennent aux valeurs. Il faut qu'on revienne aux valeurs, c'est extrêmement important parce que nous ne pourrons pas changer positivement notre pays si nous restons dans le boule-falais là, le masla qui ne veut rien dire, chacun peut faire ce qu'il veut, mais après on léegi ma leen la est-ce que am na ñaar billaay waaju bu dëgër bopp la mais tax xamul na dama ko jël wax nañ la soo bëggee participer fii ngay jaar kon nag gars yi foog ñu bàyyi dëgër bopp bi maa ngi jéggalu di leen jox daje incha allah ajjuma d'accord ñu ñëw rek waxtaanaat ak ci réew mi kon di leen sant di leen gërëm di leen masolo gis ngeen tey dama xaw a jagadi mais yàlla baax na ñaanal leen ma rek ñu nekk ci mbir yi gën a taxaw kon jaajëf gaa yi laa bi maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax Senegal es un lugar donde yo te mango. Senegal es un lugar donde yo te mango. bàyyi leen malet bi malet Amadou bi